mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte ànd ak yéen ci xibaaru marax yi gannaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen li ci gën a fës lañ leen di beccil ak président de la république mi dekkil poste premier ministre siiwal na ko ci conseil des ministres àllarba bi pàcc bu yaatu lañ ko nar a jagleel ci xibaar yeeg jàngatu ñi seq langue politique bi coowul siif dekki fii ci Sénégal gannaaw coow bu tukkee ci ëmbu Miss Sénégal 2020 ONG Jamra dëggal na boppam ndax xëy nañ jébbal plainte procureur de la République ngir ñu leeral lépp lu laxasu ci coow loolu dekki fii ci Sénégal ni mu leen ko waxee ci wàllu wér-gu-yaram campagne de vaccination rubéole rougeole muy xeeti ngas ak yu mu xeetool ñaar fukki fan ak juróom di tey jii ba ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru novembre campagne nationale goo xam ni tout tànk yi lañ ko jagleel parental yi ba ñu am juróomi at lañ koy defal vaccination boobu campagne arachidière bi dugg nañ ci ak njaayum gerte mi ci àll bi lu toll ci téeméer ak juróom fukki tonnes moom jamono ji 150 tonnes Sonacos dajale na ko ba ca Louga sax la ñuy dem def jàngat bi foofu ak tolluwaayu campagne arachidière beeg Dame Touré ci leeral ci biir xibaar yi wàllu tàggat yaram la ñuy jeexale xibaar yi buur ñu ñaanalante ci kàttanu borom bi. mbokk yi salaamaaleykum ni ñu leen ko junjee ci boppu xibaar yi ak poste premier ministre bi ñu dekkil président de la république Macky Sall siiwal ko ci conseil des ministres ci àllarba bi ana lu ko waral ñi ngi dëgmal ñaari weer yi élection ñi ngi dëgmal locales yi gannaaw boobu ñu war a dem ci législative ana naka lañ ko war a jàngatee Jaafara Ba ak nag Alassane Ba ci leeral. li njëkk li mu ñaawlu moom Déthié Fall moo di li mu jàpp ne ñàkk gi nga xamante ni moom la président Macky Sall ñàkk respecté suñu institution yi. lu nuy ñaawlu la le fait que muy delloosi ak di supprimer en fonction ci moom li mu bëgg alors que bi mu koy supprimer ñu ñëpp waxoon nañu ni gënul ñu ñëpp xamoon nañu ni gënul parce que dañu nekk ci management moderne et management moderne partage de pouvoir la. Répartition des responsabilités la mais du concentration de pouvoir et de responsabilité amul temps bi xamoon na ko mais jamono yooyu am na ay problèmes internes yu mu amoon il fallait mu régler ko dem piétiner suñu constitution. ab sentiment bi nga xamante ni mel na ni partagé na ko ak ki nga xamante ni moom moo jiite SAEMS Saourou Sène li mu gis moo di ne jamono julee lu leen neex la ñuy def ci suñu constitution. moom la ñuy wax mais. La loi fondamentale autrement dit le texte sacré gis nga sacralité constitution dafa am solo tellement ci réew ba à chaque fois bu ñu waree laal constitution bi rek na nekk un fait vraiment majeur kenn waru ko fowe kenn waru ko di ko utiliser en fonction de tes besoins du moment. waaye dogal gi am na li ko waral muy dogal jëm ci delloowaat li nga xamante ni moom mooy poste premier ministre. constitution bi du téere alxuraan. dañ ko def pour ñun ñu mun a déggoo ci ay kaddu mun a def lu gën si ñun. depuis mois de mars 2000 événement yi fi amoon man waxoon naa ko président dama ne na dellu poste premier ministre bi te man xam na yaakaar naa ne bu poste premier ministre amoon ci événement yooyu avant événement yooyu yu bari du am te gis ngeen programme budget 2022 bi ay ambition yu rëy le président fësal foofu loolu nag lu mu laaj mu am ndaw boo xam ne mun na garder kër gi. moom mu commencé jël bâton pèlerin di dugg ci àdduna bi. ana lan lay waajal moom président Macky Sall ginnaaw ñaari weer képp a des ñu amal jongante goxee goxaat yi waaye juróom-ñett itam ci jongante législative yi mu di laaj gi mu samp moom jiitalu parti PRP. loolu lépp di wane ni am na lu mu ci jublu te kenn umpulewul ci situation actuelle bi kenn mënul dissoudre assemblée nationale moom mënu ko te ñëpp xam nañu ni il est minoritaire à Dakar. ñëpp xam na ni ci biir réew mi aussi dooleem wàññeeku na fa donc pourquoi mu def ko loolu moo jara laaj mais ñun daan jël disposition yi war yëpp. non dafa am agenda am te yow aussi il faut ñu bàyyi ko mu am agenda am un président qui n'a pas d'agenda c'est un mauvais président bàyyi ñu am agenda am l'essentiel c'est que moom ci saytuam ak si liggéeyam ak si nit ñi muy tànn te tekku si wéetam nañu liggéeyal askan wi man c'est ça mon leitmotiv.
njiitalu CUSEMS moom nee na jamono jox na leen dëgg ndax moom président bi mu jëlee dogal ne dafay dindi poste premier ministre ñoom ñëpp ànduñ ci woon. protocole d'accord bu ñu xaatim le 30 avril 2018 dañ ci bind clairement que njiitu gouvernement bi muy premier ministre moom mooy assurer monitoring des accords kon boo ko dindee rek monitoring boobu day sooxe et loolu moo am monitoring bi sooxe na. ginnaaw biñ ko adopté conseil des ministres projet de loi bi jëm ci soppar ñi suñu constitution daañ ko jébbal député yi en procédure d'urgence. Alassane Ba ci lu leer Ngouda Mboup xam-xamam màcc ci wàllu yoon chercheur enseignant chercheur droit public ne jàpp na ni lajja tax njiitu réew mi dellu ginnaaw ci loolu yi mu sumb supprimer poste bi war ko dekkilaat loolu day wane ne lajj la rek leeral yi tukkee ci micro Chérif Dia. li changé mooy dañuy changé nature du régime parce que premier ministre bi mu dañee dañ ni régime présidentiel la ñuy indi mooy li xewoon États-Unis un système boo xam ni exécutif bi lépp président moo ko ŋànk léegi bu premier ministre ñëwee dañuy am n'est-ce pas un exécutif à deux têtes da ngay am régime parlementaire parce que da ngay am droit de dissolution da ngay am aussi possibilité pour assemblée nationale mu mën a daaneel gouvernement bi soo amee ñaar yooyu rek am exécutif à deux têtes da ngay am régime parlementaire loolu en général mooy changé ci li nga xam ne nag mooy ñaar fukk ak ñett ci ay donc tomb dañ koy laal. waaw boo xoolee contexte bi nga xam ne le contexte politique la moo tax réforme bi elle est politique parce que président de la république élection yi présidentielle bi di ñëw comme waru cee bokk moom aussi je pense que tey jii nii am na lu nekk ci xelam kenn xamu ko nag mais indiwaat poste premier ministre bi day wan ni élection locale yi peut-être que mun nañ ko bëgg a soofal mais bu ñu ko soofalee aussi poste premier ministre bi bu ñëwee aussi mën na wan ne élection législative yi dafay amaat beneen gëdd parce que élection législative bu amul premier ministre nga gagné ko amul sens léegi bu premier ministre ñëwee boo ko gagné peut-être que opposition bi loolu dana leen mën a gën a aussi ñoom tamit ñu taxawaat ne bu ñu jëlee poste premier ministre mën nañ am cohabitation yenn réforme yi nga xam ne ñu ngi ko doon souhaité te président bi def ko mën nañ ko def avant 2024 mais beneen bi si topp aussi mooy président de la république même moom ci boppam am na nu muy taxawee wala nu muy tànnee premier ministre pour jël élection législative yi su ko gagné am na nu muy taxawee même su bokkul ci élection 2024 mën na nekk hors du jeu mais nekk dans le jeu. En tout cas lépp tout dépendra ci ki muy nommé le profil sera important bu ñu ko jàngatee ñu xool ko dinañ xam fan la na ma jëm mais ki mu war a nommé de toute façon bu ñu ko xamee dinañ ci mën a am lu ñu ci jàngat. kon coowul premier ministre dekkiwaat fii ci Sénégal ak dogal bi tukkee ci conseil des ministres àllarba bi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre ana lan mooy taarix ak xilaasu poste boobu fii ci Sénégal ñan ñoo ci mës a toog Marcel Farba Maroun ci leeral. Macky Sall lay bëgg indiwaat poste premier ministre muy nar a doon fukk ak juróom benneelu nomination ci primature depuis ba Sénégal jëlee indépendance bu dee assemblée nationale dina adopté projet de loi boobu noonu nga xamante ni démb lañ ko daal di décider ca conseil des ministres poste premier ministre ku ko njëkk occupé muy Mamadou Dia jamono jooju ñu ko doon tuddee président du conseil gannaaw ba Sénégal nekkoon régime parlementaire diggante Mamadou Dia ak Léopold Sédar Senghor nag seen diggante demeetul woon noonu loolu waral ñu daal di supprimer poste boobu balaa Sénégal di adopté régime présidentiel mu dekkaliwaat poste premier ministre bu Abdou Diouf occupé diggante 1970 ba 1980 Habib Thiam doonoon ko ba atum 1983 balaa kii di Moustapha Niass daal di koy jël ci période bu gàtt diggante 3 ba le 29 avril 1983 balaa ñu koy supprimer waat ñu xaar ba avril 1991 pour gisaat kii di Habib Thiam nekk ca boppu primature bi ki koy nar a remplacer doon Mamadou Lamine Loum jamono juillet 1998 moom mi nekk premier ministre bu mujj ci régime socialiste après alternance maître Wade daal di nommé Moustapha Niass premier ministre waaye daanaka defu fa sax benn at balaa Mame Madior Boye doon jigéen bu njëkk doon premier ministre ci histoire Sénégal ginnaaw loolu Idrissa Seck nekk premier ministre novembre 2002 ba avril 2004 Macky Sall nekk premier ministre avril 2004 ba juin 2007 Cheikh Hadjibou Soumaré nekk premier ministre juin 2007 ba avril 2009 ak kii di Souleymane Ndéné Ndiaye nekk fi premier ministre avril 2009 ba avril 2012 ba Macky Sall ñëwee ci nguur gi nag Abdoul Mbaye mi nekk premier ministre avril 2012 ba septembre 2013 Aminata Touré nekk fi premier ministre septembre 2013 ba juillet 2014 ak Mohamed Boun Abdallah Dionne nekk fi premier ministre juillet 2014 ba mai 2019 ñoom ñooy fu mu ne ni ñetti chef gouvernement bu jot a am après ñaareelu alternance histoire politique u Sénégal
Marcel Farba Maroun dañuy dem ba assemblée nationale siwal ni code général des collectivités territoriales daal di nañ koy voté soppi ko ci teewaayu ministre Oumar Gueye dinañ ci dikkaat ci yeneen i xibaar ba léegi ci wàllu politique la ñuy des dem ba Ziguinchor ak xiiroog ngaayoo biir parti Pastef ca quartier bi fa gën a mag di wuyoo Kajalang foofu responsable ak yenn militants yi d'accorduñu ca nañu tabbee investiture yi ñu weesu dëgmal local yi ba tax coow la fa indi ñi àddu Souleymane Mané porte-parole du jour waaye it Anoun Meng ñu teewlu seen ay kàddu li leen ci naqadi. ku ne xam na ni mbirum investiture dafa bëri ay jafe-jafe ndaxte ku ne xam na ni booy tànn di nga am ñoo jël am ñoo bàyyi ndax bu ñu demee bay tànn dafay fekk ni mënoo jël ñëpp waaye lu ñu mënta nangu tànn boobu mu bañ a jaar yoon nga def ko ci sa teeyu bakkan li nga xamante ni moom la ñu waxtaane woon ca njëlbeen nga bañ ko respecté tànn boobu mu doon li nga xamante ni yow yaay tëju sa néeg ànd ak ñi nga xamante ni yow la ñu gëm yow la ñu yaakaar nga def ci lu la neex dem déposer ko fële. boo xoolee fii si Ziguinchor ba ñu yegsee fii nga xamante ni fa la ñu waroon defee liggéey bu am solo bi liggéey bu am njëriñ bi président Ousmane Sonko comprendre loolu moo tax mu jël ay nit ne leen carrément yéen laa dénk liggéey bii ñëpp ci loolu la ñu yem ba keroog ba nga xamante ne liste bi jàll na ba ñu affiché ko foofu di préfecture ku fa tem te bokk Pastef boo gisee liste yooyu keroog da ngay am gàcce ndaxte la ñu doon xeex boobaak léegi daanaka loolu la ñu gis ci liste yooyu noonu. am na fi nga xamante ne benn famille papa yaay ak doom yëpp ci liste bi. laaj ak tontu dox digganteem ak Boubacar Diassi ca Ziguinchor ba léegi ci affaire Miss Sénégal coow li ci tàbbi la ñuy àddu jëmale ak ONG Jamra mi dëggal boppam jébbal plainte Amina Badiane ci kanamu procureur jàpp nañ ni apologie viol la def seen avocat maître Moussa Sarr jébbal na plainte ba gannaaw ba féministe yi plainte it présidente comité d'organisation Miss Sénégal ak coow loolu ko topp ci organisation Miss bi waaye it na mu ne dañoo yegg ci kawam moom Fatima Ndione yamook célébration ñuy màggal ci alxames gi bés bi ñu jagleel violence faite aux femmes naka sudul noonu ak cong yi ñu leen di faral di def violence psychologique bokk na ci maanaam violence du song dóor kese ak yeneen xeetu gàllankoor yi mu leen mën a indil ñoom soxna si Ibou Diouf def na ci jàngat. jigéen bi moom lay faral di jàkkoonteel si wàllu sëyam bi métti di ëpp da koy accepté nekk yooyu moom souvent du ko tuddee violence psychologique parce que daf koy jox benn justification aussi bien sur le plan religieux sur le plan social sur le plan culturel maanaam da koy moom day gën a mën a nangu waaye li ñu seetlu mooy am na ay type de métit yu muy yëg si ëpp solo yi nga xam ne moom moo si gën a métti moo si gën a taax. laaj ak tontu kon moo doxoon diggante sociologue bi ak Ibou Diouf ba léegi ci wàllu woowu la ñuy des ak njaareem jàpp nañ fa ni foofu la gën a wulee ñaay ndax bokk nañ ci fi nga xam ni mariage forcé waaye it ëmb yoo xam ni du si seen coobare la ko xale yi jigéen ñi di jël ba tax na yenn organisation yu leen di taxawu comme Power to Youth daal di nañuy indi ay leeral niki it ay xale yu jigéen àddu nañ ci micro Babacar Diouf. ñi nekk ci ñetti département yi nekk ci diwaanu Njaareem seen àq ak yelleef duñu sàmmanteeg moom bu baax te tamit dañ leen teg ay mettital yoo xam ne nii doy na waar. Bambey tànn bi mi ngi sokkeekoo ci problème yi ñu gis ci biir Bambey donc mu di maye yu teel yi ñuy maye ndaw ñi mu di ëmb yu teel yi xale yi di ëmb mu di mettital yi ñuy teg jigéen ñi dañoo seetlu ni daal nekk na ay jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi koy gis ci biir Bambey donc ñu gis ni jeunes yi association jeunes yi comme RENPES Bambey
ñu ngi ci liggéey bu baax donc ñu décidé en tant que programme Pawoto Youth ñu ñëw dooleel liggéey bi nga xamante ni gouvernement bi mi ngi koy def structure étatique yi ñu ngi koy def. ñi ñuy wooyee père éducateurs yi nekk ci département bu Bambey nag ne dinañ ci xar seen tànku tubéy ndaxte loolu mën a jóge fii. si tamit buñ si demee ba pare ñu am benn feuille de route boo xam ne ni dinañ ko def pour au moins tey ñuy évaluer wala ñuy xool atelier bi solo si am biñ ko defee fii si Bambey en tout cas élus locaux yi lañ siy àndal yi nga xam ne ni ñoo nekk si département ak jeunes yi nga xam ne ni ñoo nekk dans le département de Bambey. ci àllarba ji lañu amal benn atelier de sensibilisation ak partage boo xam ne nii fexe nañu ba nee nañ dinañ wax ñi nga xam ne ñoom lañ fal ci bokk moomeel yi ñu gën a jël lii di àq ak yelleefu xale yi ci seen plan opérationnel de développement. ca Sédhiou moom femme leader yi caravane la ñu organisé ngir mandargaal bés bi Ndeye Sira Traoré moom moo yor seen kàddu laaj ak tontu dox digganteem ak Bakary Konté. caravane de sensibilisation la contre les violences basées sur le genre lu ko waral mooy tey la journée mondiale de lutte contre les violences basées sur le genre donc fépp ci àdduna bi wëngal këpp nit ñaa ngi def ay caravane di def ay forum di def nuñ ko mën a wonee rek fësal ne jigéen ñi vraiment xoqatal bi métital bi doy na te bëgg nañu tey bu ñu jógee ci caravane bi ma defe ne ni violence yi nekk ci région Sédhiou muy violence conjugale mooy maanaam bañ a jox jigéen ñi dépense di tëddee jigéen ñi di leen xoqatal di leen dóor di leen saaga defe naa ne bu ñu paree ci li nit ñi gis nañu defe naa dina wàññeeku lu bëree bëri ci suñu région bi. commune yi gën a sori ñu ngi fa jógee ci région bi ñëw ay femmes ressourcées maanaam ñi nga xam ne dañoo yore ay groupement ay jigéen ñu bari seen gannaaw ñu ngi liggéey bu am solo ñëw ñu fi pour xoqatal góor yi dañoo ñëw pour métti ci jigéen ñi deñ te loolu tant que waxuñu ko du deñ parce que boo xamul fuy métti mënoo ko faj donc pour ñu faj ko il faut nit ñi wax fii métti te defe naa ne jigéen yàllaa ko teral imaam wax na ko pasteur wax na ko donc ñun ñi nga xam ne nit kese lañu dañoo war a teral jigéen parce que jigéen mooy société jigéen mooy yaay jigéen mooy jëkkër jigéen mooy jabar donc jigéen fu mu nekkul du neex waaye jigéen bu nekkee fenn te yëgul boppam maanaam mu feebar wala mu am métit foofu tamit du neex donc ñun ñëpp a war a booloo sàmm jigéen ñi moo tax gouverneur lu mu wax dafa am solo ba nga xam ne nee na nañuy boole parce que boo boolewul nit ñi nëppal bi bari na maslaa bi bari na te lu maslaa la rek bu yàggee rek day indi métit parce que nit day denc dara ci xolam ne baale na fekk baalewul bu yàggee loolu mooy indi li ñuy gis nii ñu naan diw ray na diw wala diw def na li donc nañuy boole pour feebar bi deñ la du pour ñu tëj nit ñi du pour ñu xokkatal kenn dañoo bëgg rek lii mu deñ suñu kaw suuf surtout suñu kaw Sédhiou bii waaye ci kaw Sénégal yëpp ak àdduna wër nga këpp bu ñu méttitalal benn jigéen. ba léegi ci dundunu askan wi addu jëmale ci wàllu wér-gu-yaram tey jii la ñu tàmbali campagne vaccination xale yi ngas ak feebar yi mu xeetool ana naka la ñuy def ba ñu jëlee ci ndam ci leeral Fatima Touré. ci diiru ñetti fan ci territoire national bi yëpp dañ fa amal lu ñu naan campagne ngir daal di xeex lu ñu naan rougeole ak rubéole campagne boobee nag dafa am ay cible yoo xam ne dañ ko jagleel. campagne bi ñan la ngànk mooy xale yi nga xam ne yu am juróom-ñeenti weer ba juróomi at ñoo war a jot ñàkku yan ñàkku ngas ak beneen xeetu feebar bi nga xam ne dañ ko lëkkaleek moom feebar yooyu dafa aay ci xale mais également su dee sax dal na ku mag mun na ko indil su dee dafa ëmb bi mun na yàq wala mu am malformation mooy xale bi judda àndaale ak ay yenn laago yi. campagne bi mun a doon li nga xam ne moo di réussite lépp loo xam ne recensement la dinañ ko daal di wëyal. chiffre da jafe xam parce que dynamique la am na peut-être xale ba am te ni yàgg 1 mois amul 5 mois te am na 5 mois dans 1 mois dina am keneen ko am 5 mois donc dynamique la moo tax mu complexe loolu nag dafa war a tax ñun tamit ñu am ay outils yoo xam te ne yu mucc ayib lay doon mooy di identifier yi nga xam te ne mooy cible yi di seet toujours ak partenaires yi mooy relais communautaires yi ak bajenu gox yi ak chef de quartier ak imam yi pour ñu mën a identifier ñi war a vacciner. bu ñu sukkandiku nag ci kàddu ki nga xam ni moo di sous-préfet bu Dakar Plateau ngir nag loolee mën a antu faaw rek ñu am lu ñu naan synergie d'action maanaam jàppal ma jàpp. di seet toujours ak partenaires yi mooy relais communautaires yi ak bajenu gox yi ak chef de quartier ak imam yi pour ñu mën a identifier ñi war a vacciner loolu nag message la information la bu ñu war a porter ki ko war a porter nag c'est au niveau de la base état bi dina créer ay mécanismes créer ay conditions au niveau de la santé ñu créer un plan opérationnel d'action opérationnelle mais loolu yëpp bu ñu ko defee te amul mobilisation sociale
daal day nekk échec. campagne vaccination bi nag door na tey jëm ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre bi ñi nga xam ne nag lañ ko jagleel xale yi nga xam ne am nañu juróom-ñeenti weer jëm ci xale yi nga xam ne am nañu juróomi at ñu ñaan waajur yi nag ñu daal ci yóbbu seeni doom ci bërëb fajukaay yi. Fatima Touré jërëjëf dañuy dem ba Thiès Bangadji Samb muy dëkk boo xam ni diggante Thiénaba 7 kilomètres moo dox seen digg waaye it Fandène ak Toubatoul moo ko seq yoon mooy seen jafe-jafe ndax tali bi daa yegg si ba Fandène taxaw fa jural leen ay jafe-jafe ñoom waa gox ba tax dénk nañ seen i kàddu jàmbat Cheikh Anta Diop Sey Latir. di dëkk bu mag digganteem ak Fandène toll ci daanaka 7 kilomètres fii dugg bi jafe na lool tali bii de bu nawet bi ñëwee kenn du fi mën a jaar day fees dell ak ndox ba dañuy wiiri ci yenn dëkk yi leen wër waaye tawat yi sax lañuy am jafe-jafe ngir ñu yóbbu leen Thiès. yoon wi ni mu bindoo bu masaan taw dinañu jóge fii ak Thiès 12 kilomètres la dinañu dem ba Kër Yaaba nu tourné croisement Ngoundiane mu war a nekk fukki kilomètres. nga door a continuer jóge croisement Ngoundiane dem Thiès ambulance bi mu ngi nii gaare nga yoon wu bon te ambulance bi bon volonté yi ñoonu ko indiloon muy transporter jigéen ñeeg nit ñeeg ñëpp gàmmu gi mu fiy def rek jar na defar yoon wi lu ëpp ay téeméeri junniy nit dañu fiy teew suñu dikkee oto yi dañuy puus ba sonn. li leen gën a métti bokk na ci na tali bi dañ koo defar ba mu génn Fandène ñu daal di ko faa dagg diggante bi daanaka 2 kilomètres ak genn wàll la. boo génnee ci église bi table bañ fa taf dañ caa bind Bangadj Toubatoul waaye table bi nekk ci buntu commune Thiénaba feles bi Bangadj lañ def Kër Mor Ndiaye tali bi pare yem Fandène booba ba tey nu di ko tawat di jooy lu ne def nañ ko. bu nawetee du ñu am fu nu jaar danoo bëggoon yoon wi ginnaaw dañ koo déparé woon Thiès Fandène Bangadj Toubatoul ñu bañ koo yemale Fandène. waa dëkk bii de di Bangadj ñoom ñoo am seen pas-pas dajale li ñu am indi ay engins ngir ñu xàllal leen yoon wi. noo ko tàmbalil suñu bopp suñu alali bopp nitu yàlla ñëw jàpp leenu ci. Bangadj mi ngi nekk ci commune ab Thiénaba soriwul it Fandène askan wi nee nañ ñoom booloo nañu nekk benn ngir fexe nag ba Bangadj ku leen ko defarul ñu defaral ko seen bopp. junjoon nañ leen ko ci ndorteelu xibaar yi ak campagne commercialisation gerte gi tàmbali ci misaal ca Louga la ñuy dem déglu fa directeur Sonacos Louga Dame Touré lay wuyoo ci taxawaay beeg tolluwaay bi. gisee déjà le matériel réception mooy sauterelles yi defaraat nañ ko defaraat tàpp yi beesalaat nañ ko ba mu mën a réceptionner lu bari et pont bascule bi aussi rénové waat nañ ko parce que daaw capacité bi 60 tonnes la woon ren def nañ ko ba 80 tonnes bon personnel bi ñu ngi koy mettre en place tey bu camion yi doyoon mën nañoo wàccee ba 600 tonnes ci journée bi. donc fi mu ne si jot nan li ñu ko ma jotagoon na lu toll ci daanaka téeméeri tonnes ak juróom fukk. bon officiellement tey la commencé mais comme ni ma la ko waxee comme dañoo joxe woon jiwu dañoo récupérer aussi suñu remboursement. koppar gi disponible na même dafa disponible sax suñu banque locale bi parce que ren chèque yi fii leen koy defaree fii leen koy fayee ku wàcce tey bu subaa ñu fay la. donc daaw ak attribué woon nañ 120 points ren aussi attribué nañ 120 points ci ay lu tolloog ci 40 opérateurs. ci wàllu téere ni ñu koy defee alxames gu ne miinal leen tey ak les bonnes feuilles de la rédaction téere bi El Hadj Amadou Ba Ndiaye moo ko bind l'État et les jeunes au Sénégal 1940-1980 noonu lañ ko dippee Ibou Diouf moo ñu ko jàngatal. téere bi di ab taxaw seetlu lu aju ci wàllu ndaw ñi loole nag xool seen jaar-jaar seen nekkin. loole la bindkat bi di El Hadj Amadou Ba Ndiaye amal. téere bi maa ngi ko duppee l'État et les jeunes au Sénégal. bon lii dañ ko tàmbalee maanaam ci ab seetlu comme bépp gëstu bu scientifique di def day tàmbale ci seetlu et li ñu seetloon mooy fii ci suñu réew fii ci suñu continent fépp ci àdduna bi dafa amoon yuuxu jib jóge ci ndaw ñi. l'État et les jeunes au Sénégal atum 1940 jàpp 1980 ñu ne politique publique yi nga xamante ni jot nañ ko def ngir taxawu ndaw yi loolee ñu jaarale ko ci ay programme ñu gis ni que ni nguur fi mujj ñu ngi jëm lu bari mais loolu yëpp boo defee maanaam xayma bi da ngay gis ni góom bi muy gën di yaatu. ci bile téere mu duppee l'État et les jeunes au Sénégal El Hadj Amadou Ba Ndiaye ñëwaat na rek def ab njàngat ci li nga xamante ne mooy tolluwaayu programme yi ñu jot a liggéey. moo tax téere bi day taxaw ci lu bari di xool ban gis-gis lañu am ci ndaw ñi
est-ce que dañu leen di jàpp comme ay yàqkat ñu tuddee ay révolutionnaire wala ñuy changer wala ñuy maanaam ñaxtukat wala ñeneen jàpp est-ce que ñeneen jàpp comme maanaam ñoo xam ne dañoo war a teg ci pegg bi wala ñeneen jàpp ñoo xam ne ni maanaam ñu war a suuxal askan bi. lu indi nañ ci ay jeexital en fait ay tontu fesal ni naka la askan politique bi wala naka la parti politique jàppee ndaw ñi. bu ñuy wax ci nekkinu ndaw yi fii ci Sénégal jaarale ko ci seen mu yëngu-yëngu ci wàllu politique seen nekkin jafe-jafe yi ñuy dund loolee nag ki nga xamante ne mooy bindkat bi indi na ci ay saafara. li ñu mën en tant que maanaam ñuy jéem di gëstu mbir soo bëggee saafara xam-xam mooy lan maanaam ndaw ñi soo leen bëggee jàppale soo leen bëggee dimbali soo leen bëgg maanaam ñu bokk ci ñuy taawu réew mu jëm ci kanam faaw nga xam ñooy ñan. gannaaw liggéey bi mu amal bindikat bi nag dafa jàpp ne faw ñu taxaw saytu bu baax a baax politique yi nga xamante ne jagleen lañ ko ndaw yi ngir soppi seen nekkin bëri na si yu bëri yoo xamante ne nguuru Sénégal yi fi jot taxaw yépp amoon nañ ci ab gis-gis waaye saa su nekk dañ ciy am ay gàllankoor. waxtu wee ñu dab xanaa ñu tënk wàllu tàggat yaram ak équipe nationale golf bu Sénégal di bokk ci première édition Sénégambie Golf Cup ëllëg la ñuy tàmbali ca Banjul ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar foofu ca Banjul directeur technique national Demba Niassi ne waaj nañ bu baax équipe bi waajal nañ ko te it compétition bu ni mel dina baax ci golfeuru ñaari dëkk yi dinañ leen ci dégtal Cheikh Sadibou Diarra laaj ak tontu gi dox digganteem ak directeur technique national bi mbokk yi loolu doon fi li gën a fës ci xibaar yi nees kii Sara Cissé dina fi teew xibaar yi nasaraan yi dinañ leen ko faram-fàcceel di leen gërëm di leen sant jërë ngeen jëf.